jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo altine bu jot ci waxtu bii tey di altine le 18 seen émission arène sénégalaise tey nag fii ñu ko defee tey muy barab boo xam ne tey mën nañu ne ñi ngi ci forêt classée bu mbaaw fii nag boo xoolee darkase yi moo ñu wër mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di leen nuyu di leen siyaar di sant yàlla bu baax a baax di julli Seydina Muhammad ginnaaw bi nga xam ne tabaski nañu ba pare ci jàmm yàlla may ñu ko yàlla nañ ko teewee déwén yu bare bari te buñ ko teewee it yàlla nañ ko tal te buñ ko talee it yàlla na ci yàlla def barke Sénégal yàlla na ci yàlla dolli jàmm ku ne xam ne ne ñu ngi ci jamonoy campagne électorale campagne bi nag yàlla nañ ci yàlla dimbali ba mu jeex ci alhamdulilahi rabil alamin lu ci waay amit xam ne mooy sa wërsëg te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar jàmm ak salaam li may wax ci jàmm rek jàmm moom boo ko suuxatul mu dem ndax am na fulla am na fayda ndax ci borom bi la jógee lu jóge ci borom bi day am fulla kon nañ ko suuxat te ñaan jàmm ci réew mi sutura ak teraanga te yàlla may ñu ko ñun ñëpp monde làmb it yàlla defal leen sutura defal leen jàmm ndax barab la boo xam ne bii famille la boo xam ne kenn mënul dem bàyyi sa morom commencé ko ci ministre des sports commencé ko ci nga xam ne ñooy CNG bi commencé ko ci lutteurs yi en activité te ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux di président bi di ziar ñëpp ñu ëmb ci làmb ñi nga xam ne mooy ancienne gloire yeeg ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci làmb ji surtout les reporters les journalistes ñi nga xam ne ñu ngi ci sonn boobu ak léegi yóbbu làmb foo xam ne dëgg yàlla sport bu ne bëggoon nga am ñu xere ñi ne sport ci làmb nga xam ne tey fi ñu ko yóbbu nañ ko foo xam ne à travers le monde góoma ne presse dina ko fu mën a yóbbooti kon loolu nañ ko pérenniser nañ ko téye li koy téye nag mooy violence bi ñu moytu ko moytu agressivité bi nga xam ne day am surtout ci paroles yi aussi ñu nit ñu defar suñu taxawaay ba xam ne ñu nit am na noo xam ne nii boo koy waxee yaa ngi amplifier loo xam ne baaxul ci làmb ji parce que làmb nee naa la kenn du ko inventé làmb histoire la histoire nag dañ koy jàngul tari nag amul fen làmb dañ koy gëstu lu fi nekkoon la ñu wax la ko nga fekke ko ànd ak loolu ak li lay fekk ci ëllëg loolu mooy làmb kon nañ ci gën a taxaw boo xoolee léegi presse bi nu ñu envahiré làmb ji nañu gën a taxaw ci loolu gën koo rafetal gën koo setal parce que mbir la moo xam ne bii njariñ moo ci ne njariñ bi mooy dafa am ñu ci seen gagne-pain nekk ñu ci gagné seen kii di ciy def lépp mbër yi koo ci gis tey li muy employé ci ay nit bu dul chauffeur it am nga ko bu dee leneen it am nga ko bu dee oto it yaa ngi jënd gasoil loolu yëpp ci emploi la bokk kon économie làmb loolu war nañ ko jàngalaat gars yi pour wanewaat ko de l'imprimerie ba jëm ci li nga xam ne mooy ki gën a tuuti di indi contribution ci làmb ji ñi nga xam ne bu làmb amee ci la ñuy jëlee seen dépense bëreewuñu defuñu dara dañuy togg di indi wala ñu indi ndox di jaay yooyu yëpp ci làmb ji la kon économie làmb war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax pérenniser làmb ndax ñi ciy dund ñi ciy gagné seen wërsëg bari na kon mbokk yi yàlla ñu ci yàlla may jàmm ba nga xam ne daal lépp lu ñu bëgg ci làmb ji yàlla may ñu ko te mu barkeel kon mbokk yi tey seen émission bi nga xam ne mooy arène sénégalaise ànd ceeg Mamadou Diouf Mamadou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah alaaji Ngagne baax doonsu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm nañu suñu ñaari waajur bu baax ñaan jàmm ci réew mi nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi ñaanal woy dawlu yi yàlla yërëm leen te jégal leen way tawati yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla jële leen fa ñi am ay jafe-jafe ki njaqaare yàlla na leen ko saa borom yàlla teggil ñu ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV rawatina émission bu mag boobu de arène sénégalaise nga xamante ni rendez-vous la alaaji Ngagne wax na leen ko léegi ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk kër gi ñaan kër gi yàlla def fi jàmm groupe Média Invest yàlla na fi yàlla def jàmm yokku ba yegg ko di baal ñëpp ak balu ñëpp ak ci idul addaha ñu naan ko tabaski bi nga xamante ni jóge nañu ci yàlla nañu saa borom yàlla def ñu teewe ko ay déwén yu baree bari ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te déwén dàqal ñu ren alaaji Ngagne Diagne yàlla may ñu muñ wér fekke ak taal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu lañ doon nuyu rek ba ci kanam ñu dugg ci waxtaan bi alaaji Ngagne. merci Mamadi tey nag dañuy am koo xam ne tey moo ñu indi fii waaye ginnaaw loolu di nuyu Alaaji Sall Bigué ci entretien bi nga xam ne am na kook yow ak Balla Gaye parce que ñi ngi jëm ci jour yi bés boo xam ne c'est historique typiquement historique ci kaw ba ci suuf lépp histoire la moo tax foog ñu ñëw nag indiwaat histoire combat bi ndax du bëre rek mais dafa am histoire yu ci ne histoire yooyu nag foog ñu indiwaat ko pour nit ñi xam ne combat bi combat historique la kon Mamadi di nuyu Alaaji Sall Bigué di ko féliciter
di ko ñaanal yàlla mook njaboot tamit yàlla dolli leen jàmm di ko ndokkeel ci tabaski ji ginnaaw entretien bi ngeen def ak Balla Gaye te ku ne xam ne Balla Gaye le 7 août moo Gris Bordeaux la ca arène nationale loolu nag ñu ko ci ndokkeel bu baax moom Sall Bigué ak intérim bi nga xam ne nekkoon na ko yor ko man ma nekk ci leneen fan yi incha allahu rabbi da ngeen koy wéyal sax ndax xam naa ne man léegi booy xool ci tuus bi lay xaw a taxaw ndax yu bari ñu koy ratissé ci ginnaaw loolu am na solo waaye tey nag ñu ànd ak le grand champion Gris Bordeaux tey ginnaaw Balla Gaye Gris Bordeaux Gris ñu ngi lay nuyu. auzu billahi min sami alim min asheytan rajim alaaji Ngañ ñu ngi lay ziar. di am contentement trop fi nga ma fekk muy poumon wu Ndakaaru muy fii ci Mbaaw nekk 700 hectares derkese nekk poumon wu Ndakaaru lu muy yaatu yëpp fii lañ fi dese comme loo xam ne mën na absorber mën nañu jëriñ ci côté écologie muy lu ñu war a sàmm lu ñu war a aar lu ñu war a yiir di ci lancer appel état bi pour lii daal ñu taxaw ci gën ci góorgóorlu parce que tamit njëriñ la fii ci Ndakaaru di am contentement trop jàkkaarloo ak yow di nuyu Sénégal yëpp ci tabaski lañ jógee te tabaski ko xam ni bésu njëgal la bésu yërmande la te jaar-jaar yi ci am tombé nag ñun mbër damay wax ni mbër moo war a baalu ñëpp àq parce que mbër la nekk ca gannaawam ak ña koy bégee ak ña koy safoo ak ña koy tiitaroo bés yooyu rek bés yu solennel yooyu rek la am rek pour baalu àq Sénégalais yëpp baalu àq ay supporters am baalu àq ay am di jàmmam njabootam Sénégal gi yëpp monde entier bi ñu leen di jégul di leen baal àq di leen ñaanal jàmm di nuyu njabootu Seydil Hadj Malick di leen nuyu suñu papa Babacar Sy Mansour yàlla na ko fi yàlla bàyyi moo ki rakkam xam nga di ko ñaanal wér gu yaram di ko ñaanal wér di ñaanal njabootu Cheikhul Khadim yëpp di ñaanal suñu papa suñu sëriñ sëñ Muntaxa yàlla bàyyi ko fi dëgëral cëram boole ko ak ay rakam di ñaanal kilifa diine yi nekk ci Sénégal gi yëpp parce que bu dul woon ñoom dana metti trop parce que tamit ñooy suñu repère ñooy suñu ay référence seen ay maam ñoo fi def loo xam ne tey saa yu jaaxle bu ñu xoolee yëre téere yi rek wala xasida yi rek dañ naan nem kon boog dañ leen war a ñaanal wér di leen ñaanal sutura di nuyu nag suma rakk yi nekk sama gannaaw wax dëgg yàlla di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom di nuyu écurie Fass ca président ba ci suuf di nuyu sama président Abbas Ndoye di nuyu kati Amadou Diop kati dafa voyagé bu ndaw moo tax tey teew fi waaye moo waroon assister lii te comme que télévision ci programme lay dem moo tax lundi lay ñëw moo tax assisté wul lii waaye fan yii yëpp ñoo nekk di liggéey di ñaanal écurie Fass yëpp commencé ko sama président Abbas Ndoye ak dirigeant yeeg mbër ya fa nekk yëpp booy yi nga xam ne wax dëgg yàlla bi làmb ji ubbee ba léegi ña nga def ñi ngay def fooy flamme ñoom Forza ñoom Serigne Ndiaye ñoom Gris 2 ah ñoom Papa Ndoye xam nga ay Lagrose combat bi dafa foiré xam nga ak yenn caatu montagne booy aada Fass bërki démb macha allah daal Fass daal boo bëggee dégg daal ñi ngi voilà wax dëgg yàlla làmb moom coow li lu muy bari yëpp bi mooy dana dellu Ndakaaru incha allah. waaw ci Mamady yaakaar naa ne ñi ngi ci émission arène sénégalaise jàkkaarloog Gris Bordeaux ginnaaw loolu dañuy dem nag mbokk yi seetaan yi combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux bi nga xam ne 4 ans ci ginnaaw la woon revanche bi ñu dëkkmal ko mbokk yi ñu dem seetaani combat bi dellu si waat.
lii laa gëj a gis Lamine. arbitre baa ngi leen di seet. arbitre ngi leen di seet. passé visite. maa ngi nuyu ñëpp Lamine. Rimka Couture duma la fàtte la nga ñëw rafet na. maa ngi nuyu ñëpp. di ziar ñëpp. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. ci Lutte TV wala ballagri.com. Rimka Couture Samba Kara. laay bu faas foo tooge ana Xaadim Balla Gaye. wure wa maa ngi bëgg a dem teñi de. wure waa ngay bëgg a dem këng waxi mag di waaj a dem dañ taali. waa Luc Nicolaï. Luc Nicolaï def na affaire. Luc def na affaire. Buzz Pro des médias. arbitre ngi leen di seede. Sitor soufflé na. Balla toj nen. ñu ngay lewaatoo. Sitor soufflé Balla toj nen ñuy lewaatoo. ñu ngay lewaatoo Samba Kara. Rimka Couture borom ñëw yu rafet gaay ngay lewaatoo. ñu ngay lewtoo de. Serge Dione Italie maa ngi lay bëggee. ñu ngay lewtoo Serge. bilay ñu ngay lewtoo. Libas gaay ngay lewtoo Espagne. Habib ñu ngi lewtoo de. maître Pape Sène Balla Giri ngay lewtoo. Balla daw na jëli Giri. Balla jël na Giri. Balla Gaye. ak Giri Bordeaux. Balla Giri. Balla Giri. Giri war na Balla. ñu ngay xandaalu. ñu ngay xeex. Balla gët na Giri. Giri Bordeaux Balla Gaye. xeex. xeex. Giri ngi dox Balla ngi dox ci koom. mu ngi dox ci koom. Giri fu mu jëm. Balla ngi koy koj. lu mu ko bëgg a def. dóor mu daanu mbaa du am. Balla Gaye de xeex na Giri xeex bu metti. la ilaha illallah. bii combat. Giri Balla jàppante. la ilaha illallah. bii combat. xeex ba tar na. wëndeelu. wërante. Balla Gaye de Gris Bordeaux. gaynde Guédiawaye Tigre de Fass. ñu ngi jàpp di dégloonte. jàpp di dégloonte Balla ngay dóor. Balla ngi dóor. Sitor dana ko foofu kenn du fi dóor. Balla ngi dóor. Balla ngi dóor foofu muy dóor baaxul. Balla fi ngay dóor baaxul. Balla fi ngay dóor baaxul. loolu la ko arbitre bi aaye. Balla fi mu dóor baaxul. am na lu ko dal de. am na lu dal Balla de. lu xew. lu xew Lamine. gaa yaa ngi xam. lu dal Balla Gaye de. Lamine lamb ji dina metti de. Sitor ngay wax ak Balla ne ko foofu kenn du fi dóor. day jël avertissement waaw. loos la dañ ko koo aaye. Sitor ne na ko loolu amul ci. soufflé waat na. cey bii combat. man de waaru naa tey bii xeex. Balla ak Giri. bii combat. Balla ngi dox. Giri na jàkk di ko xool. Giri door na ko inte. la ilaha illallah. inte yu dal. Giri door na inte. ñu ngi xeex. xeex. Balla ak Giri. ñu ngay xeex. téere yaa ngay dagg. la ilaha illallah. Balla Gaye de Gris Bordeaux. Balla Giri xeex bi metti na. bii combat tar na. bii combat tar na. Lamine Balla Giri. lamb ju lig tëgg mu doy waar. lamb ju lig tëgg day doy waar. Balla ngi dóor. Balla ngay dóor. Giri jàpp. droite bi la bëgg a dóor moom Balla. ñu ngi xeex. xeex. xeex la ilaha illallah. cey ji lamb. ñaar ñi kenn dawul. kenn wariwul. lii mooy dañ fiy gar sunu bakkan tey. cey ji lamb. cey ji lamb. lamb ji ne stade bi mel boo xool noonu la combat yi mel. bii combat. Balla gëdd na xeex. Gris riposté. cey ñu nga ca de. bii combat noonu naa leen. man tayo. dàq na koog droite.
Balla nga koy koj Balla Gris fu ñu jëm Gris génnal na boppam ñu ngi wax de Gris da ngay jël avertissement sortie irrégulière nga def Gris yaa génn sa bopp waaw waaw ku ne am nga avertissement léegi sortie irrégulière la soufflé na de Gris dem na xëccoo nañ fi ñuy taxaw Gris dem waaye mu ngay dellu fa mu nekkoon mu ngay wëriwaat ci mukaayam dem nañ ca ruq ba Balla ak Gris Gris Balla jël na position waaw taal bu tëyee tak Lamine nu lañ koy uppee Balla moom xeex ba tar na de xeex bi tar na de xeex bi tar na de dóor mu daanu mbaa du am fii Balla ngi dóor droite Balla ak Gris ñu ngi agressante de cey bi combat miitaan nañu ba ñëwaat Gris ñett Balla ñaar ci avertissement waaw bu seere bu jeexee mooy gagné combat bi mënta bañ a metti buur fi ñu jógee tax Gris ak Balla combat bi mënul gaaw Balla taxawaat na tànk droite day jóge ci ñëwaat gauche Balla Gris daje xeex la ilaha illallah daje nañu léegi Balla xeex bi lay wër daa mel ni Gris tey daa mel ni ku xeexul Balla xeex bi lay wër Lamine Balla Gris ñu ngay xoolante rek dimbali leen ñu ngeen bëre nag léegi combat bi war na jeex ci avertissement déedéet mbooloo mi leen wuyu si tey bëri na faw ma yóbbu la fa Ahmed Diakhaté la waalo Sidi Balla xeex si na laaw Gris dellu ginnaaw lii lan la waaw Gris da ngay ñàkk Gris loolu boo ko defee yaay ñàkk am nga 4 avertissement Gris léegi mu ngi ci 4 avertissement a joxu ko avertissement kon 3 yaa fa ne ba tey bu fi jeexee rek du baax buur stade bi li fi ñëw tey bari na waa Balla lu muy def nii moom Balla lu door nañu ko góos Balla door nañu ko góos Balla mbaa duñ la door nga daanu loolu wóorul Balla bul foye sa combat Balla bul foye sa combat Balla Gaye mu ngay door bi combat cey waaji li mbirum koñ la mbirum réew la Gris Bordeaux Fass ko yëpp Médina Colobane Gueule Tapée Grand Dakar ñaari tali aslem 1 ba 6 Balla Gaye 2 Guédiawaye temps ba day jeex Balla day gagné. jërëjëf Mamady gis nga combat bi 4 ans déjà ñoom ñaar ñu daje woon ban commentaire ngay def. jërëjëf Alaaji Ngagne Diagne
31 mars 2018 la amee woon mais ni ñu ko defee woon ci Balla Gaye numéro 2 bi ñu demee dañu lim 5 combats début nga xam ne depuis le 2 janvier 2005 bi mu duggee ci làmb ba ci 5e combat maanaam 6e combat mi yëpp dañu ko limbal ni ki noonu laa ko bëgg a defal ci début ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux mu ngi dugg ci làmb le 27 décembre 1997 dajeeg Bassirou Cissé 12 octobre 99 mu daje ak Mbaye Diouf bu écrit séeréer 1er mai 2000 mu daan ki nga xamante ni mooy Mbaye Dione 11 janvier 2001 mu daan Antoine Bakhoum 7 avril 2002 mu daan ki nga xamante ni mooy Khadim Ndiaye numéro 2 13 juin 2004 mu daan ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène am na yeneen yu si nekk Alaaji Ngagne mais suñu kiyee dañu koy tënk ñi noonu rek muy combat boo xamante ni combat bu doy waar la daje woon nañu ñoom ñaar le 31 mars 2018 combat ba am na mu demee woon ñu séentu woon Gris Bordeaux ci wàllu xeex Alaaji Ngagne Diagne gis nga combat bi ñu ko seetaanee léegi ñu séentu woon Balla Gaye numéro 2 ci waru bëre mais mu xawoon am waroo tuuti am xeex boo xamante ni amoon na caag ba ki ñu séentu woon ne moo amee bëre bi moo xaw a dominer ci xeex bi mais ki ñu séentu woon ne mooy xeex moo ñëw di bëre Alaaji Ngagne Diagne ñooñu ñaar ñoo war a dajewaat le 7 août muy Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 combat boo xamante ne combat bu doy waar la ñu ngi commencé di sànni wante ay kaddu ay missile ñoom ñaar Alaaji Ngagne Diagne mais ci kanam tuuti dina leer incha allah. da ngay contester verdict bi ba léegi mbala. non du ma contester. lu xewoon booba. lu xew. l'arbitre c'est le maître du terrain arbitre moo sifflé jeex na. jox Balla Gaye. victoire. ok d'accord jeex na kon Gris mooy jël si revanche am. waaw ay ci revanche tey. yàgg ngaa jëli revanche bi ak revanche yi nga daan jëli dafa bokk. non revanche la rek. aha waaw revanche. bii mooy yeneen yi. waaw mooy c'est la même chose. combat bi foo ko teg. fi may yàgg a teg combat yi ma bëri rek parce que tamit làmb moom duñ ci ay gan. te bés mënuñoo sut. bés moom wax dëgg yàlla dañ koy teg rek fi ñu daan teg parce que yàgg nañu am ay bés ay takkusaan Fass moom. takkusaan yu rëy moom fa la fekk baax. ñun bés duñu mës a dépassé dañ koy teg rek fi ñu daan teg yeneen combat yi. su combat ak Balla Gaye nee na bii yoon da koy leeral toog sa kaw. waaw mbër moom mais loolu la war a wax. loo koy def yow. man liggéey man làmb moom wax dëgg yàlla moom ci li may liggéey laa gëm ni maanaam ku liggéeyul di séntu ndam. da ngay kaf rek. ku liggéeyul te man wax dëgg yàlla ku liggéeyul. di séntu ndam ci làmba. da ngay nax sa bopp te man nag ci li may liggéey rek laa séntu ndam. da nga jàpp ne liggéey liggéey yàlla baaxu seen da nga jàpp ne liggéey non man li may liggéey laa man keneen mbër bi moom li muy liggéey ak li mu liggéey moom. yàlla xam ne ci li ma nekk rek laa nekk. nee na bii yoon combat bi dafa bëgg mu leer. waaw mais loolu tax mu ñu boole ñu. dafa lëndëmoon. waaw parce que làmb en général dañuy wax ni bëre. daan wël bi gang. wël bi gang lañ ci taamu te amul woon wël bi gang moo tax mu waxee noonu xam na ni làmb jooju leerul woon ci bëtu nit ñi te gars yi doyaluñu te nag combat boobu ba mu fa jógee ba léegi. waaw combat poids lourd yi fi jaar yëpp. wax dëgg yàlla amadul bu mel noonu. moo tax ñu indiwaat ñu. moo tax ñu indiwaat leen 4 ans. bon 4 ans bëri woo lan muy sa première réapparition. waaw loolu du dara ci sport. waaw loolu du dara ci sport de combat parce que je suis entouré des professionnels. parce que tamit man durant toute ma carrière mosuma entraîner sama bopp. je suis entouré des professionnels yoo xam ne su may liggéey ñoo may méthode d' entraînement ak programme lay entraîner. malgré que toog naa 4 ans yoo xam ne bëriwuma mais je suis entouré des coachs. yoo xam ne wax dëgg sont très expérimentés ci liggéey bi. Balla Gaye Boy Niang ba ci yàgg ñu ne nañu indi Gris Bordeaux. waaw mais loolu yow loo ko jàppee. làmb moom xam nga làmb moom dafa bëri ay parax bëri ay branche bëri ay ruq bëri ay. waaw bëri mafia ci biir rek bëri yoo xam ne. yow loolu la indi sax lan moo la indi ci diggante bi. li mu indi man xam naa li mu indi moom après làmb ji dinañ ko. non lan moo la indi non kaay après làmb ji dinañ ko. maa cee way waxtaan. non am na loo xam ne kenn mënu ko wax fii. après làmb ji làmb avant et après la. après làmb ji li am yeneen yu ñuy expliqué waaw mais li am importance mooy làmb xam nga dafa bëri mafia bëri branche bëri ay xam nga yaa ma gën a xam. dafa am loo indi. loolu la indi ci diggante bi. waaw déggu la ma la wax li ma indi ci guddeen dama koy laaj mais yaa ma ko gën a xam. déedéet non dama bàyyi yow yaay Ngagne Diagne. nan laa koy xamee. yow Ndakaaru yow amul loo xamul. non bañ koy wax fekkewu ma ko. dégg lu ma la. yow mën ngaa boo fekkee dara ci làmb. sa biir kër ngay toog di fekk lépp. da nga yor beneen avance. dan si. da nga yor beneen avance. pour l'instant nii. non yor ma beneen avance. mais ñaari avance dafa xew. ñaari avance. waaw ñett ba ñeent sax dafa xew. làmb foofu la toll léegi làmb léegi boo xoolee loolu mbëri yàgg nañ ko def. à l'époque de Moustapha Gueye. yaa ngi dégmal combat rek da nga war a jël Balla Gaye après toog xaar Balla. non mooy gisoon beneen avance dama koy jël. ci doon nañ négocier amoon naa yeneen négociation. yaa ngi Ama ci yeneen ci yeneen combat. yaa ngi Ama waaw mais diggante bi xam naa dafa am
ay quelques détails yoo xam ne peut-être moo yàq affaire yi. ama waaw ñu ngi si doon dox. après waaw soroon nañ trop. ok mais après diggante bi dafa am ay quelques. mais pour l'instant daal maa ngi concentré wu daal. bu la dabee it nga jël ko. waaye yow mi sax boo ma dabee ma jël la actuellement daal maa ngi concentré wu. pour le 7 août. pour le 7 août. ak Balla Gaye. voilà dinañ ci dellu si léegi 7 août Mamady. waaw des na ba léegi Alaaji Ngagne Diagne damay ñëwaat ci revanche bi. Gris Bordeaux mësul may revanche gagné ko mësul ñaan revanche gagné ko foofu lay ñëw digganteem ak Eumeu Sène daf ko may revanche Eumeu Sène daan ko digganteem ak Modou Lo mu ñaan revanche ñàkk ko digganteem ak Eumeu Sène mu may revanche ñàkk ko mu ngi ci revanche dina ñaanaat revanche contesté woon na gis nañu ko ay maintes fois taxaw na ci site yeeg fu ne contesté ne Balla Gaye daanu ma. non léegi nangu na ko mu ñëwaat ci nangu na ko waaw amul problème mais na ma leeral foofu Gris Bordeaux mësul ñaan revanche gagné ko mësul may revanche gagné ko. bi moom maa ngi ci ñaan ndam ci barke Sidi Aboubacar si waaw bii maa ngi ciy ñaan ndam lu sedd guy ci barke borom bonakaar. waaw dama la ko laajoon au départ. ne la revanche nga jëm. parce que man bëggu moon détaillé sax. waaw léegi revanche yow revanche daf la jigul mbala lan la. maa ngi ñaan ci barke borom bonakaar barke góor gi Sidi Aboubacar si yàlla may ma ci ndam mu sedd guy comme que jiguma kay bii moom yàlla mu jig. yan lan nga jàppoon ne mën nga ko rectifier ci revanche léegi. parce que xëy na am na loo xam ne. non revanche de ça tombé à pic rek loolu dara loolu dafay am rek man ñaari yoon laa mës a bëre mbër ñaari yoon. bi mooy troisième fois muy perte revanche yi. waaw bi mooy troisième fois mais bii nag dañ ciy ñaan ndam lu sedd guy ci barki borom góor gi. ci lan nga teg sa ndam yow. ndam liggéey kenn du way xam nga. duma Balla Gaye daan ko. bëre man même li gars yi di foog ci bëre làmb ji incha allah ci kàttanu yàlla. damay bi ñëw pour bëre. da nga koy bëre incha allah. xeex bi. non xeex kii la rek xeex buntu la rek ci làmb. ok man gars yu bëri dañu naan ma bi ma commencé xeex laa commencé perte yenn combat yi sax te or que dama war di ñëw di bëre. ok parce que bëre la nga xam ne ñiy dàq bëri ci làmb ji ci bëre laa leen daane. ok est-ce que comprends nga ñi dàq bëri ci làmb ji ñi ñuy wax ni ñooy cartonné. ci làmb ji ci biir bëre laa leen daane jël yu rëy. kon boog man bëre peut-être certain temps laa ko téewoon noonu rek di xeex te xeex buntu la rek. te incha allah làmb ji dañ ci ñëw pour wane wax dëgg yàlla on est là. Balla Gaye Fass nee na moom Fass yoonu toolam la. waaw loolu waxu mbër la rek. ah déet daf ko jëf. daf ko jëf. daf ko jëf. lu mu jëf la. ci lan la ko jëfee. Mbaye Diouf fa la ko fekk daan ko. daan fa kanate encore. Moustapha Gueye daan fa sa doyen Moustapha Gueye. ñu fa daan yëpp duñu ay moromam. ñooñu ñëpp duñu ay naataangoom. ay lanam lañu. non man la fa bëreel ku am dayoo ak moom. li muy dóor Papa Sow avant te li mu daj te li mu. dégg la mu la wax. li historique laa lay indi rek. képp ku mu bëreel Fass. waaw daan la du moromam. ok mel nu man la fay bëreel ma morom ci dayoo ak ci lépp. te looloo wane ni suñu combat bi passé daj na loo xam ne mosu koo daj ci làmb ba mu dalee bëri. lu mu daj ci làmb. li mu daj. loo ko wan mooy bëri combat baa ngi nii waxal. waaw dama ne daj na sama moom li mu bëri ci carrière yëpp. boo ko tegalee ci combat boobu moom moo ko ëpp. kon ça veut dire daj na lu mu mosul daj ci combat boobu. ok maanaam carrière am. palmarèsam. waaw combat am yëpp boo ko calculer ci temps bu mu bëre. waaw ci combat am yëpp. ci durée ba mu dalee bëre ba léegi ci durée. waaw boo ko calculer sama combat man ak moom. moo gën a yàgg combat bi moo ko gën a yàgg. kon d'accord loolu d'accord ça veut dire combat boobu la mos a bëre di jàpp ay oom ak di sëgg ak di siggeeg moo tax man la dañ na loo xam ne mosu koo daj. non da ngay mbalag waay. malaguma les images la yow yaa ngi koy wane. combat boobu la daj coono boo xam mosu koo daj ci làmb. mais Alaaji Ngagne yow coono boobu yow ku la gis suuru combat le 31 mars 2018 nga xam ne yaa gën a taxaw physiquement lan moo tax xeex bi ñu la doon séentoo Balla Gaye dominer la ci ba noppi mënoo ko daan te nga gën a taxaw physiquement lan moo waral te xeex bi yëpp dañu ko jëloon jox la ko lu tax Balla Gaye boo gisee combat bi si taxawaay laaluma benn coup mais Gris am na dinaa teg kii bi am na boo ma posé question da may déglu ba pare maa ngi lay déglu techniquement laay wax ak yow bu nekkee nag technique boo bëgg techniquement nag nga xooli leen mais dama la moom laay wër dama ne la ci taxawaay waaw Balla Gaye loxoom laaluma pare nga li ñuy jàpp accrochage ci lay am dara kon ça veut dire que tey boo xoolee man tey làmb ji li ma indi ci làmb ji keroog mooy wan ni ko Sénégal gi yëpp ne da ngaa mën a bëree kaa ñu bëree mu daw bëri bi mais tey nag incha allah le 7 dama indi ñaar yëpp dama indi xeex indi bëre. kon face à face bi nii corps à corps laalu la ci. li mu la laal lépp mooy corps bi ci biir jàppante. est-ce que loolu yaa ngi koy sóoraale. et puis gis nañu loolu moo dama la lamb ji du yàgg. parce que combat boo bëre maanaam dama seq sa lanc. waaw may mu ñëw yeggale dama ne la maanaam. sama lax mu lañ bu ko seq. mooy bàyyi ma sax mi ko sama bopp mooy maanaam lamb ji. waaw lamb ji ñu bëre la woon ba pare. wax dëgg yàlla combat bi du am jafe-jafe.
wax dëgg yàlla ci ay réglage ak ci ay calcul ak ci ay tactique maanaam mbër boo amee foo jaar ak moom rek boo bëriwaatee moom bu méttee ci yow rek da nga cuune mais alaaji am na benn site boo xamante ni dañu la dóor ba nga gëlëm am na benn site boo xamante ni dafa ñëw sa kër bi mu ñëwee sa kër yaa ngi naan nii di def nii mënoo leen a gis naan nii yéen ay ñaan loolu ay théâtre la woon rek xam nga ban théâtre boobu li ñu bëggoon ci combat bi moo amul maanaam maanaam li ñu bëggoon ci combat bi wuyu ma maanaam li ñu bëggoon ci combat bi waaye dafa wax nag bàyyi ma tontu li ñu bëggoon ci combat bi moo amut man ñu mën a jafandu ci ay vidéo def ko ndam mais man di ci reetaan loo di ci def ay comédie làmb boo jugee ci làmb ñun man je suis un combattant man gaynde laa ci làmb su ma demee ci làmb damay def li ma war a def doo jugee ci combat un combat de 30 minutes nga xeex dóorante ay kurpañ bëgg ma daj coup yi ma jël amul sam fenn fu toj ça veut dire que tey coup yi ma doon jël asfa chez les militaires moo gën a métti foofu li ma daj ci làmb ji doo ñëwee nag toog sa kër nag teg sa ngemb ay journalistes yi ñëw la ak avec leur caméra avec leur nu mu tudd projecteur teg la ko mënoo leen gis sax ñu jël ko foo def ko ay image di kii yooyu am problème loolu ay détails la loolu amul ndam boo amul ndam nag parce que li ñu bëggoon ci làmb ji yàlla defu dogalu ko mooy maanaam chandise ma teg ma ñëw rek war ma brouette ñëw teg te man mbëru Ndakaaru laa su ma jógee fukki penc yeeg ñaari ci Ndakaaru day jóg su ma jógee Cëriñ day jóg su ma jógee Sanca ba day jóg ñaay cokkeer kii may taxawal nii Sëriñ Ndakaaru mi moo la gën a xam ne mbëru penc laa du ma mbër bu ñuy saax-saaxee bu gas ba mu xóot suul la parce que nag man dama ne la suuxlu amul làmb dafa bëri mafia bëri ay wuruj xam nga te combat boobu benn sandwich lañ ma defaroon rek pour ñëw def ma benn apéro par yàlla bañ parce que nag kun daal na ko aaya bi indil ma aaya bi yaa ayyuhal lazina amanu indil ma aaya bi waaw am yàlla mooy jiital lépp amul ay dewoon ma ñëw d'accord loolu la woon rek làmb ji yàlla bañ keroog dañ ma doon xam merci beaucoup maa ngi Gris Bordeaux suma kanam ak ki nga xam ne mooy conseiller en communication am di Gris 2 nga xam ne mooy conseiller en communication bi waaw non dina baax xam nga lépp waxtaan la te ñi ngi jëm ci làmb ju mag sa premier combat ak Amadou Katy Diop lan la def waaw Katy lan nga sentir Katy Gris Bordeaux loolu fierté la rek parce que Katy mooy Fass waaw c'est une fierté Katy moo nekkoon Fass ñoom Mbaye Cissé et tant d'autres ñooñu ñoo jékki-jékki woon mu nekkoon benn branche ci Fass ñu xàppati ko dem looloo sos Ndakaaru leader ba newoon fa Yaxya suñu grand ñu ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm bëreetul bàyyi na ñu waxtaan les dirigeants ku mel ni Khalifa Dia maa ngi koy ziar Abbas Ndoye et tant d'autres dem waxtaan ak dirigeants yooyu nga xam ne ñoo jóge woon Fass teg fusion bi mooy Fass Ndakaaru d'accord fusion bi après nañ ci ñëw waaw mais loolu laa la wax voilà premier combat Katy toog di la kii fierté la plaisir la fierté la plaisir la un Katy c'est quelqu'un boo xam ne wax dëgg yàlla ku sañoon nekk mbër am ko sa wet xam nga da la jox revanche par procuration est-ce que xam nga dañ jox na la revanche par procuration non si non loolu sa kii la rek sa xalaat la rek déedéet dafa indi Yékini Balla Gaye daan ko tey mu lay indi pour nga non man ay revanche su Moustapha Gueye laa mën a jël waaw déet non attends maa ngi ñëw par étape la non boo dee revanche rek nañ ko étape rek non étape par étape moom dafa mësul toog ci ba mbër daan ko waaw dégg lu ma la wax boo nee revanche man kenn laa mën a jëlal revanche ci làmb muy Moustapha Gueye mais amuma keneen ku ma mën a maa ngi ñëw ci loolu maa ngi ciy ñëw parce que foofu tamit beneen affaire la foofu la émission bi jeexee presque parce que fa la coow li ne tey Katy dafa toog ci ba ñu daan ko tey mu indi la ak mbër ma daanoon mbërëm maa ngi ko ci sóoraale maa ngi ko ci bàyyi xel mais man laa la Gris concernant non bàyyi rek maa ngi ñëw ci question yi rek tontu ma ci biir rek mais déglu ma la wax boobu da nga may bàyyi ma tontu dama ne la maanaam waaw Gris Bordeaux kenn la mën a jëlal revanche muy tuteuram muy Moustapha Gueye Amadou Katy Diop maa ngi koy sóoraale ci bés bi d'accord parce que bëri woon na ak Balla Gaye indi Yékini wut ñu daan d'accord naa ko bàyyi xel ci bés bi léegi Moustapha Gueye ñaata revanche nga ko ameel ci combat bi Moustapha man moom loolu dafa bokkoon ci suma furlil ko combat bi ñaata revanche nga ci am bi ma ñetti revanche yu combat bi ci boppam bii mooy ñetteelu revanche xam nga ñaata revanche nga ci am war nga jëlee Moustapha Gueye revanche Moustapha Gueye laa wax mën nga ko jël revanche ak kan ak sa revanche bopp
ah waaw ok muy ñaar revanche. ñaar. muy ñaar revanche. loolu du revanche loolu demi revanche la. waaw non attends. non. ba mais kii demi revanche mooy dama ne la làmb dañ ci taamu. wëlbit ndam lu leer. waaw non dama ne. waaw dama la demi revanche nga koy tuddee doo ko tuddee revanche. ah mooy bu mujj bi. waaw ah demi nga ko tudd. waaw demi. d'accord benn avertissement la meublé ci làmb ji. loolu moom dina ko tontu. ak président bëre 30 minutes jël keroog mais nag président yi nañ ci wax de mbër bu fii parce que boo xoolee gars yi dañuy ànd mbër yi nii ils ont du problème pour ji ci bëre boo 90%. mais Balla lu doon problème projet c'est xamu ko tàmmu ko mënu ko. nu ma ko doon def nee na ci yoon bi la ko jëndee. ci yoon bi. ah ci yoon bi la ko jëndee. waaw loolu la ko wax de mel ni président. adopté wul ak génn. xamu ko. bon voilà. dramatique bi mu doon wax mu ngi ciy ñëw de. lan si dramatique bi nga doon wax léegi théâtre bi yaa ngi ciy ñëw de. ci lan ji protestant nu ñu koy jënd ci yoon di ko. moom moo wax loolu. moom moo wax ci yoon boobu jotu ko ci yoon moom moo wax loolu di. c'est président di suñu ko. kon da ko doon sàqami. non waaw donc c'est durant combat bi yëpp seexu ko te loolu rek avertissement la. ok d'accord. te mbër bu ko def ñu avertir la te avertir du ko ci voilà léegi ma ñëw ci biir li jaxasoo ci combat boobu. moom Baboy moo koy indi. Baboy daan la. Baboy di ko indiwaat. pour mu bëre ak yow Baboy du ko indi. si. man xam non non. Baboy xamee wu ma ko koy indi ko du indi. non man ñi may indi laa indi. man maa xam ñi koy indi. waa dégg lu ma la wax. xam ñi lay indi. ñi koy Moustapha Gueye moo lay indi. Baboy indi ko. ñu koy indi yëpp garaawul. ñi may indi moo am importance. mais xam nga ne Baboy daf ko indi. dégg lu ma la wax. pour mu daan la indi yëpp garaawul. waaw ku ànd ak mbër kee da nga bëgg sa mbër daan. waaw dama la ñu koy indi yaa ngi sóor Baboy ci combat bi. man xam nga laay sóor sama bopp. sóoru ma ñi leen indi gisuma leen sax. lu tax. Médina. waaw Fass. waaw Gueule Tapée. waaw Colobane. waaw benn tali ñaari tali. waagu ñaay. tamit fukki penc yi ñaari ci Ndakaaru. waaw Kër Moussa Anne ten tubaab. ci ki séeréer yëpp jóg. waaw sama mbokku séeréer yëpp. Gris Bordeaux. dimanche 7 août. anniversaire u Mbaye Gueye 1 an nga war koo bëre yow combat boobu fu mu la toll. sant yàlla rek sant yàlla jour boobu anniversaire u Mbaye Gueye 1 an Mbaye Gueye ci biir suuf 1 an sant yàlla jour anniversaire u Mbaye Gueye yàlla yow ngay bëri jour anniversaire u Mbaye Gueye yàlla ma barkeem wàllu ci bés bi rek. lan ngay yóbbaale. waaw mais loolu yëpp jëlal sans enveloppe tout yooyu yëpp di nga ciy bàyyi xel bu baax. lan la la fàttali lan la def yaa ma ko rappelé. waaye man rek maa la ko loolu maa la koy mën a wax kenn mënu la ko wax. loolu yooyu man rek maa la ko mën a wax. di ko ñaanal rek sama papa jooju. 1 an jour 7 août anniversaire u Mbaye Gueye. Gris Bordeaux war cee bëri te yàlla yàlla yeesal yërmandeem ci kawam. d'abord waaw. defal ko maxfira. waaw defal ko rahma. waaw defal ko taqwa ci barki alxuraan. looloo war ci bés boobu. bés góorgóorlu bàyyi ko xel parce que moom lenn ñor ko ci àddinaam lu dul sama face ca kanam. mën nañu. lenn musu ko ñor. ci Gris Bordeaux ca kanam. lenn musu ko ñor ci àddina mooy face bu siggi. lenn musu ko ñor ci man. Mbaye Gueye laa xam ni sama baay la woon mais dafa maa rus. waaw dafa amoon suma kersa. dafa ma rus su ma bëggee wax dara sax parce que loolu nag li arab naan habibaka yow ma asa an yakuna baidaka yow man ma. doomu aadama nit. parfois seen xol yi ñooy. dafa may bëgg wax dara sax da koy wax nit pour mu wax ma ko. man ak moom dañu amoon benn complicité boo xam ne. wegeel la. Mbaye Gueye 1 an. kañ nga mës a bëri te gisoo Mbaye Gueye. musul am. wuute bi. waaw. est-ce que mën nañ gis effigie Mbaye Gueye sa kaw sa yaram. c'est que je voulais. jërëjëf loolu mënul woon ñàkk ci bés boobu ndax mooy 7 août moom muy bëree le dimanche Mbaye Gueye gaañu le 7 août loolu rek laa ci doon revenir ci bés bi ndax loolu defe naa ne muy wuute bu Mbaye Gueye wuute combat Gris Bordeaux kon yàlla na ko yàlla yërëm. yow xoolal Malick laaj rek sérénité ak calme vouloir gagner aussi parce que loo gis ci àddina rek bëgg bi moo ko lal bëgg gagner bi bu ko idée amee rek dina gagner. yal na ko yàlla xare aljana te it monde làmb aussi le jour là defe naa 1 minute de silence bi maa ngi koy demander le promoteur te je pense que Gaston ko gën a xam te je pense que muy Gris Bordeaux muy Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp je pense que effigie Mbaye Gueye war na mën a nekk seen kaw ndax Balla Gaye ku ne xam na ne Mbaye Gueye dafa cheminer ak papaam Double Less ba mu ko fekkee fële ca Gambie
ne ko boo ñëwee Sénégal di nga am dara Double Less wàcc Sénégal dëkk kër Mbaye Guèye di ànd ak ndongo rakam defe naa ne Balla Gaye am na wàll ci Mbaye Guèye ni ci biir Bordeaux amee wàll ci Mbaye Guèye kon je pense que bés boobu ñoom ñaar dañu séddoo bés boobu ak Mbaye Guèye muy le Tigre de Fass di koo xam ne kii lu mu def ci lamb tey Mbaye Guèye image yu Mbaye Guèye dina plané ci arène nationale boobu nga xam ne mooy premier combat Gris Bordeaux arène nationale Mbaye Guèye fekkewu ko. waaw loolu moom sant yàlla rek. waaw dañuy ñaanal suñu papa jooju. waaw ku ñu doon gunge la ku ñu doon gunge la ci suñu ay bés. ba pare dañ ko doon bàyyi xel trop. parce que ay kàddoom. ay kàddoom dafa lay mel ni ku lay pikiir. waaw ay kàddoom ci biir géew. dernier mot bi mu lay wax. bu la ko waxee dafay mel ni dañ la am benn affaire bu ñu la pikiir. moom nga daan mujj a waxal. waaw gor pire la. mu gor waaw gor. mooy lépp lu nekk sa digganteeg nit ki. nga jàkkaarloo mu waxoo. Mbaye Guèye du wax ci ginnaaw nit. Mbaye Guèye du wax ci ginnaaw nit bu la méritee di nga ko xam. hypocrisie newul ci moom 0,5%. amul prix Mbaye Guèye amul prix te kenn. lan ngeen mujj a wax. ci kaw Mbaye Guèye suuf maa ngi koy fàttaliku bi muy bëre Tyson. waaw coow li bari. ci benn kàddu bu mu waxoon. presse bi jël ko amplifié ko. on tire pas sur un cadavre. waaw mu jël wax ji ñu jël wax ji amplifié ko. wax ji nag ëlëm ko. may waaj a dem ci géew gi mu woo ma. munuma bul bëreel sa bopp bëreel ma. bëreel ma man munuma sagal ma soo daanoo tey moo jar ci dara ci àddina bi. loolu la wax. ndax sama kàddu yu ma wax bi ma ko waxee barki Cheikhou Tidiane. dama mel ni ku ñu piqué. dafa mel dafa am lu ñu ma roof. bi may dem ci géew gi gisuma dama gëlëm. munuma bëreel ma. kon yàlla na ko yàlla yërëm. ku may manqué la. waaye maa ngi koy ñaanal fu mu tëdd. ak njaboot gu sax gu mu bàyyi. yàlla si yàlla teg seen loxo. di la gërëm di la sant aussi Mamady. waaw alaaji am na solo trop parce que lu jóge ci xol rek ci xol lay delluwaat dafa am ku sori woon ci moom gis nga ko boo ko tuddee rek yaakaar naa day delluwaat ci xelam mais saaru question boo xamante ni mën naa ne moom lay mujjee mën na ñàkk a doon question mën na doon itam ñaax ci moom da nga tudd léegi père Amadou Kati Diop Moustapha Guèye bi ngeen koy indi le 30 juillet 2006 boog ah Amadou Kati Diop ba toogoon ci 16 ba ñu daan Moustapha Guèye ki ngay bëreel muy Balla Gaye numéro 2 ki ngay bëreel muy Balla Gaye numéro 2 may ma rek ah. le 22 avril 2012 waaw le 22 avril 2012 waaw may ma foofu passé nañu ko waaw du ma ko rectifié le 22 avril 2009. waaw d'accord match nul boobu. match nul waaw match nul d'accord yi ki nga xam naa mën na leen koo may sax mais ki ngay bëreel ba léegi le 22 avril 2012 ah muy Balla Gaye numéro 2 bi muy bëri ak Yékini Amadou Kati Diop bi la nar a yóbbu moo toogoon ci sees ba loolu benn saaru ñaax la mais alaaji li may mujjee rek mooy dañu gis Gris Bordeaux communication dafa engagé woon ci digganteem ak Balla Gaye numéro 2 mais dafa mel ni dafa dem ba reculer dafa mel ni daf ko wàññi dafa wàññi communication bi parce que gis nañu mu taxaw ne barke Cheikhou Tidiane maa la man loolu seetaan naa ko comprendre nga bu baax a baax beneen bi ne na ko kaay ñu xeex 5 minutes ñu bañ a laalante Balla Gaye numéro 2 bi ma ko seetee nee na yokkal naa ko ci yeneen 5 minutes muy 10 ngeen xeex ko yéen ñaar. waaw loolu moom yàlla nañu yàlla may ndam ci barki Cheikhou Tidiane. nee na yokk na ci 5. waaw yàlla nañu yàlla may ndam. ci barki Cheikhou Tidiane li muy expliqué yëpp. histoire la bu am. d'accord waaw te loolu suñu kanam la. te incha allah ñu ngi ñaan yàlla. yàlla may ñu ndam lu seddu guy. ci barki Alxuraan. looy tàggoo di lancer appel. waaw appel waaw. ci campagne lañ jëm. campagne nag ñu ngi ciy ñaan jàmm. ñu ciy ñaan jàmm ak salaam. ñu ci duggee yàlla ñu ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim. yàlla jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin benn rëq-rëq ak benn jafe-jafe bañ ci am ci barke alxuraan ñun nag yàlla dafa dogal am mbooloo mu ne suñu ginnaaw. jiite mbëri. te nag ku xam mbër ni 90% yi seen liggéey wàllu sécurité la. te c'est des professionnels ci liggéey bi. am na si ñoo xam ne seen ay carte lañu yor. def ay concours. am ay carte def ay formation. di jiite ay nekk ci gérer ay sécurité ay autorité di ñaax nooñu suñu mbokk yooyu. ni nañu demee ci mbir mi ak xel. bu kenn ànd ak autorité mu lay defloo naka su dul noonu. wala mu lay sa liggéey ku ci nekk na nga respecter sa liggéey. parce que ki am carte professionnelle c'est un professionnel. un professionnel bu la kenn sant liggéeyu barbar wala liggéey boo xam ne tey ëllëg.
ëllëg lu ci xew rek sa kaw day féetoo. loolu nag lu may lancer appel sama mbokku mbër yi parce que ñi ci ëpp ñu ngi ci campagne yi di gérer sécurité des autorités nañ ci bàyyi xel bu baax. di woo nag autorités yi nga xam ne ñu ngi biir Médina. parce que man nag ki wax Giri wax Médina wax Fass Gueule Tapée Colobane ñaari tali Chanteneuf Gibraltar zone 1 zone 2 zone 3 xam nga Fass maa ngi woo autorité bépp autorité bi nga xam ne yaa ngi yeewoo biir Médina commençant par notre maire Bamba Fall teg ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba Seydou Gueye képp koo xam ne Cheikh Seck ancien gardien Ousmane Kanté grand Ibou Diouf Phoenix Ndeye Sali Dieng gars yi fan kii nu mu tudd Badou Ndiaye suma le grand frère des jumeaux Badou Ndiaye transitaire ak As Ndaw Ndukumaan suñu grand yooyu nga xam ne tey Ismaïla Mbeng Alhamdou Ndiaye grand Modou Ndione suñu grand xam nga tey ancien promoteur yàlla def ko tey kattanal ko mu nekk suñu fierté nekk maire Diass nekk DG COSEC mu nekk suñu fierté ñun saafeen yi ñun Médina xam nga wax dëgg yàlla di liggéey yu mucc ayib sama grand boobu ñu ngi koy woo ci bés bi di woo suñu maire Mbao Abdou Karim Sall gis nañ travaux yi muy def gis nañ liggéey muy liggéey di woo daal suñu mbokk yeeg suñu xarit yeeg suñu am di jàmm di woo Kéba Kanté di woo nag borom Dakar sa xarit Pape Mayel Diop waaw d'accord lamb ji lamb ji da koo ndengeñ téye ko ci loxo bi waaw wax dëgg yàlla grand Modou Ndione di am nga dañu bëgg suñu grand Modou Ndione dañu bëgg village bu nekk ci Saafeen mu jox ko ay moyens ñaari kaar jóge fa ñëw fi esat loolu rek laa ko sas village bu nekk tund Saafeen gi yëpp village bu nekk nga joxe fa ñaari kaar ñu ñëw esat loolu daal moom grand loolu laa la sas di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal jàmm yooyu di la ñaanal jàmm parce que yaay borom Dakar wax dëgg yàlla yiw gi ku la gis xam ni xam nga yow wax dëgg yàlla képp koo xam ne da nga bokk ak métier bi ak moom dafa war a xool ci yow parce que kaar macha allah catuwum la waaye yiw nga te doomu aadama yàlla dafa yiw te doomu aadama dafa war a yiw te wax dëgg yàlla liggéey bi ngay liggéey wax dëgg yàlla yaa ngi ciy bay sa waar di ko organiser mais nag dara taxul nag booy mit naa nga nag waa léegi benn yóbbante Balla Gaye ngi loo koy yóbbante Balla yàlla na ko yàlla defal jàmm rek non mi ngi waxal ak moom waxal ak moom Balla ñu ngi lay baalu àq ci tabaski bi xam naa boo demee xar ba fërna la sax waaw boo demee buri laal na ay côtelette nga laal côtelette ba xamoo fay taxaw di la ñaanal jàmm di ko ñaanal njaboot gi di ko ñaanal sa mbokk yëpp ba le 7 août incha allah ma daal la jël bu rëy ci kàttanu yàlla baaxu Seydina Mouhamed. jërëjëf mbokk yi mu doon seen émission arène sénégalaise ma àndoon ci ak Mamadou Diouf moom it ci liggéey bi ak xam naa ne songoon na Gris ndengeen yente nañu jéem naa atte nag waaye xam nga rek diggante Mamadou ak Mbëri moom xajuma ci waaye di gërëm aussi El Hadj Sall Bigué ci taxawaayam moom it ndax moo réalisé jotaay bi ndax moo doon coordonné ak Gris Bordeaux boobu ak léegi ma ñëw nag présenté li nga xam ne mooy seen émission ndëwënal ci arène sénégalaise ma loon ko doon jox nag ndëwënal lii laa doon préparé mbokk yi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal jàmm yàlla doolu ñu jàmm comme ni ñu ko waxee te it yàlla may ñu campagne yi jeex ci jàmm ba ñu dellu say mbokk yi rendez-vous bi le 7 août ci arène nationale ak Gaston Production ragal naa ne combat la bu historique boo xam ne la ñu wax ci biir yëpp dinañ ko gën a développé ci yeneen édition wasalaamaaleykum wa rahmatulahi àndoon ceek ki nga xam ne mooy Augustin Manda ànd ceek Mara ci logistique bi indi woon ñu ci oto yeeg lépp ak matériel bi di ko gërëm di ko sant di sant ñëpp di ndokkeel groupe E-Média commencé ko ci le président directeur général Mamadou Ibra Kane di nuyu ñi nga xam ne collaborateur yëpp nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam jàpp ci liggéey bi ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci kër gi maa ngi lay ndokkeel di la baal ak di la baalu ak yàlla nu yàlla boole jéggal may ñu at yu bari ci fekkee ci tabaski ak sutura ak teranga ñi feebar nekk ci hôpital yi yal na yàlla yëkki leen ñi feebar nekk ci kër yi yal na yàlla yëkki leen ñi nga xam ne ñu nekk ci tiisit yal na yàlla tàppe seeni xol
mbokk yi nekk nga xam ne ñooñu jiitu ji yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen te xare leen àjjanul firdawsi mooy mbokk yi loolu laa leen doon indil tey ànd ci ak Mamadou Diouf xam naa ne moom it dëkk ba la jógee fraîchement ak ñu dem xam naa nag tabaski ba ñëw waaye xam naa ne sama ndëwaneel mbokk Sall bi nga dinañ ma ko jox bu soobee yàlla mbokk yi foofu laa leen di tàggoo di leen jox rendez-vous nag altine bii di ñëw ci seen émission arène sénégalaise.